Pikine dëkkuwaay la leen ñu di tilima la dee. tey waa direct de Pikine ñëwoon seet si leen fii seen biir gox Pikine Ouest ñu ñëw nag fekk la nga nekk sur le terrain gis nañ la nga nekk di pomper ndox mi nga xam ne moo fi nekk ñu gis ni nemmeeku nañ fi inondation est-ce que mun nga ñoo décrire un peu situation bi fii nan la demee par rapport ak inondation yi. jërëjëf waa Pikine en direct Pikine maa ngi leen di sant bu baax a baax di leen di gërëm ci liggéey bi nga xamante ne yéen a ngi koy def ci département bi yëpp fii waxtu bi nga xamante ne ñëw ngeen da ngeen ñu fekk aussi ñu nekk ci biir ndox mi di soulager population yi situation bi nga xamante ne moom moo nekk ci biir commune Pikine Ouest boo ko doon décrire tey c'est vrai que du situation boo xamante ne doy na waar lool waaye man damay massawu quelques personnes yi nga xamante ne nekk nañ ci biir commune bi am situation d'inondation puisque dañ comprendre ne la commune de Pikine Ouest am na une grande partie boo xamante ne am na assainissement en eau pluviale am na nag koñ yoo xamante ne ak point bas yoo xamante ne bu tawee te buy soog a taw dina am une situation d'inondation boo xamante ne day laaj nag ay mesures transitoires yu war ci ñun en tant que collectivité territoriale pour soulager yooyu population bokk na ci ay quelques points yoo xamante ne ci biir bu ko defee buy taw bi di jeex rek ñun dañuy ñëw ak des camions hydrocureurs am ñëw ak li nga xamante ne mooy ay motopompe am équipe boo xamante ne équipe bu diligente la taxawaay bi ci war ci pompage bi nga xamante ne am na ci quelques points yi nga xamante ne day am situation d'inondation bu ñu xëyee dinañ dem ci beneen liggéey tey sànq rek lañ jóge ci subvention bi nga xamante ne ñoo ngi ko doon def les ASC ak association yi nga xamante ne ñoo nekk ci biir commune bi waaye bi ñu paree dañoo rejoindre immédiatement sunu équipe bi nekk sur place ci li nga xamante ne mooy évacuation des eaux yi nga xamante ne jël na une partie fii nga xamante ne moom mooy ci biir technopole bi rawatina fi nga xamante ne mooy ci terrain cosaan bi xale yi fi ñuy footballé ñu ndox mi bari fi lool ak ci biir kër yi parfois sax ñu nekkoon fa démb ci guddi fanaan fa démb ci guddi waaye bi ñu paree ba ndox ma jeex tàkk ci biir guddi gi gis nañ taw bi nga xamante ne ci biir guddi gi ba ci fajar bi ñëwaat na loolu yëpp nekkat situation boo xamante ne feesaat na ndox ñu amoon aussi obligation yeewuwaat suba teel presque dañ cee fanaan waaye dañoo recommencer waat ci suba teel bi rek mettre dispositif bi nga xamante ne moom lañ mettroon en place pour évacuer ndox mi nga xamante ne dem na loolu nag du weddi du dindi ci lenn effort incommensurable yi nga xamante ne tey gouvernement du Sénégal def na ko ci wàllum mbënd situation d'inondation mën naa am nit ñi nekk ci jafe-jafe yooyu ñu xam ko comprendre ko waaye citoyens yi aussi mën nañ def une situation comparative xam ne li fi nekkoon en 2012 nekk fi en 2005 nekk fi en 2009 wax dëgg yàlla nekkatul la même situation lañ nekk di dund différence bi rek mooy di nga defar Ila Touba ñëpp dañ koy gis di nga defar terre ñëpp dañ koy teg bët waaye inondation mooy li nga xamante ne da ngay jël milliards yu bari gas bam xóot nga dugal ko ci biir suul ko du nekk loo xamante ne dañ ciy gaaw a teg bët mais tey ku seetlu li nga xamante ne mooy programme décennal de gestion des inondations jëlee ko ci projet yi nga xamante ne mettre nañ ko en œuvre rawatina fii nga xamante ne mooy ci banlieue bi ak bu région de Dakar di nga xam ne wax dëgg yàlla problème yi inondation wàññeeku na bu baax a baax boo jëlee projet jël li nga xamante ne mooy Pikine irrégulier sud ñu koy tuddee PIS jël li nga xamante ne moom mooy le projet vivre avec les eaux franchement am na ay milliards yu bëree bëri yu ñu investir pour soulager population bi infrastructure primaire yi nga xamante ne moom la population bi soxla pour évacuation ndox mi def nañ ci xaalis bu bëree bëri ba ci ouvrage secondaire yi nga xamante ne tey état bi investir na ci lu bëree bëri mu des nag en général le véritable problème mooy les ouvrages tertiaires yi nga xamante ne en général loolu population bi ci boppam ñoom ñoo war a am taxawaay boo xamante ne am na ci waaye it une éducation à la citoyenneté bi nga xamante ne moom mooy indi nag comportement doomu aadama yi comportement population bi face ak li nga xamante ne mooy seen environnement puisque dinañ jàpp parfois population bi ci boppam ñuy obstruer fi nga xamante ne foofu la ndox mi war a jaar muy canaux yi kon gëm naa ne daal taxawaay bi war nañ koo mën a yokk état bi war ko mën a yokk participation population bi aussi war cee am lu am solo loo xamante ne nekk na ci pour que définitivement fii ba le plan décennal de gestion des inondations bi nga xamante ne ci fukki at lañ ko tëgg mu war a jeex 2022 mu Sénégal tàggoo définitivement ak la nga xamante ne jëm na ci wàllu mbënd ci territoire Sénégal bi yëpp. inondation bi mu nekk loo xamante ni du li guléet
maanaam du loo xamante ne mi ngi fiy doog a am yàgg na Pikine Ouest yow tey nga nekkoon ministre de la jeunesse est-ce que ba nga nekkee woon ministre de la jeunesse ni ngay ñëwee sur le terrain liggéey bi nga xam ne fekk nañ la nga koy def daan nga ko defee noonu. Bien évidemment maa ngi ko doon gën a def sax ci jamono jooju laa ko doon gën a def bien avant sax ministre de la jeunesse nekkoon naa quand même ministre délégué en charge de la restructuration et de la requalification des banlieues et di doon coordonné li nga xamante ne moo nekkoon la matrice d'action prioritaire bi doon agir ci wàllum inondation ñu dénkoon ma li nga xamante ne moo nekkoon ci wàllum inondation yëpp ma nekkoon ministre délégué bi ko doon mettre en œuvre nekkoon aussi maire xam préoccupation collectivité territoriale yi kon sama responsabilité en tant que maire mënuma cee débiné wu xanaa ñëw partager ak population bi taxawaay bi nga xamante ne moom lañ ci war a am lii dugguleet ku xam Pape Ndong ak inondation di nga xam ne di nga xam ne y a certainement ñoom war nañu yor photo yi yor yi nga xamante ne war nañ koo mën a am bu yàgg mais jamono jooju sax laa gënoon a actif puisque dama doon ñëw fanaan ak ñoom ba bër set ñuy vider ndox mi ba bër set boo demee Icotaf dem fa nga xamante ne tey mooy cité 2 boo demee ci population ya nga xamante ne foofu ci point bas ba fa nekkoon di inondé ñooñu am na kër yoo xamante ne ñoom ñooñu doon jox reer c'était en tant que maire de la commune de Pikine Ouest c'était même en tant que ministre de la République foofu lañ doon fanaan ñu ñuy jox reer ñoom di ñëw di ñu jàppale ci li nga xamante ne moom mooy inondation fii boo demee nga laaj borom bitik bii nga xamante ne tey ci biir technopole bi boo demee nga laaj ko ndax monsieur le maire dañ ko doon gis wala gisuñu ko man li ma jàpp mooy buñ la dénkee la gestion la plus noble pour man mooy la gestion participative la gestion inclusive yow si sa bopp liñ la dénk nga tàmbalee ko yow ci li nga xamante ne moom nga war a def pour def ko loolu nag bu amee dafa am lu ñu koy may mooy nekk ndaw puisque nag am na loo xamante ne loo ko bëgg boo nekkul ndaw doo ko mën ndaw mooy mën xëy suba teel nekk ca mairie ba waxtu boo xamante ne subvention jot na nga jóg ànd ak ñoom ci subvention ba jóge ci subvention ba ñëw directement ci fi nga xamante ne mooy inondation fas yéene nekk ak ñoom ba 4 heures du matin boo ci paree nga dem for bët 2 heures de temps delluwaat ca liggéey bi nga xamante ne moom moo ko def loolu ndaw dong moo ko mën mais ndaw bu ànd ak engagement bu ma àndeek ñii nga xamante ne ñoo nekk ci di yëngu ci biir inondation yi nga xool leen bu baax munoo yëg coono puisque ñoom ci seen bopp li ñuy daj pour population bi man population bi rek ñoo leen mën a delloo boobu njukkal te xam naa ne it population bi yegg na ci ñoom foo xamante ni ci seen xol taxawaay bi nga xamante ne ñii taxawaay bi ñu leen di taxawu en cas yu mel nii bu amee ci biir commune bi boo demee Icotaf ci en face IACOM foofu tali bi day am situation d'inondation bu tawee taxawaay ba nga xamante ne équipe ba fa nekk bu fa demoon waxtu bii nii fekk fa équipe boo xamante ne mu nga fa di def même travail bii nga xamante ne moom la ñii di def fii nii kon commune bi aussi dañoo teel a jël ay dispositions yu leer yoo xamante ne ci mesure transitoire yi ñu war a apporter pour accompagner état ci prérogative bi nga xamante ne tey moom mooy assainissement puisque loolu it dinaa ko ci boolewaale ñun les collectivités territoriales dañuy demander à ce que assainissement ñu transférer ko les collectivités territoriales puisque coono yu mel nii bu amee ki ñuy njëkk a interpeller maire bi la alors que du compétence transférée kon ñun war nañ tey compétence bi buñ ko transféré waale moyens yi nga xamante ne moom la àndal maire yi dinañ mën a taxawu population bi en cas de situation yi bu taxawee. d'accord monsieur le maire directeur de Pikine jaajëfal nañ la amaana sax dinañ ko yaatal bis kanamee comme niñ leen a ñëwoon fekk fii sur le terrain rek ñu ndar keppee ko fii rek yemale ko fi. waaw équipe jaajëfal nañ la. équipe bi jaajëfal bu baax a baax sa équipe bi fi nekk di liggéey bu baax a baax.